L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. salaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre saa su nekk ci BP Actu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal di leen indil seen xibaar yi gën a fës ci réseaux sociaux yi. tey nag dañ koy daal di ubbee mbirum Diop Iseg ak Dieyna nekk coow loo xamante ni waroon na Sénégal diggante Diop Iseg ak Dieyna histoire détournement de mineur la woon. Dieyna doon ko jiiñoo Diop Iseg ni mu ko porté plainte ba yoon ni mu ko tegee loxo moom Diop Iseg di yeewoo ci prison bu Rebeuss. ginnaaw ba Dieyna amee doom bu góor ba kii nii di Diop nangu paternité bi daal di jël xale bi tuddee Seydina Fall Bougazelli Tanor Diop comme xaritam ak bras droit am. jamono ji nag waa kër Dieyna retiré nañu li nga xamante ni moo di seen plainte pour que Diop mu mën a génn ci kaso bi ginnaaw ba ñu trouvé benn accord waaye accord boobu nag nekkagul loo xamante ni fësal nañ ko. nag génnub Diop ci kaso bi du nekk loo xamante ni dina yomb ndax mbir mi dafa xasa yegg ci loxol yoon ba noppi. waaye fële na la ci Louga ñaari wujj yoo xamante ni dañ doon xuloo ndax seen ñaari doom yi loolu waral na kenn ci ñoom daal di jël paaka yàq kanamu keneen gi ni ko deret ji sangee paaka bi xóot na loolu ci kanam gi. mu daal di dem amal certificat médical ci nu mu gën a gaawee daal di porter plainte jamono ji ñu waxe génn beneen wujj bi mi ngi ci loxol yoon ñu koy waaja defeere. beneen ndaw soo xamante ni mi ngi génn àdduna ñu ni jàngoroy coronavirus moo ko yóbbaale mu doon wuyoo ci turu Xadi Xumba ginnaaw loolu nag doomam bi di Dam Xumba dina ko ba mu set loolu nee na kii nii di way juróom bu jigéen Xadi Xumba dafa amee woon double fracture lu ëpp ñetti at mi ngi tëdd ci lal bi lépp lu muy def dañ ko koy defal buy jóg sax dañ koy yëkkati d'ailleurs sax ay béki la yoroon donc mënul génn bay am jàngoroy coronavirus bi. teg ci tamit seen waa kër amul kenn koo xamante ni rek jàngoro bi mi ngi sa yaram ba nga war koo mën a wàll way juróom bu jigéen bi. donc mënuñu accepter ñu naan kii nii di Xadi Xumba dafa génn àdduna te jàngoro yu coronavirus bi moom moo ko yóbbaale. Dam Xumma weddi na ko ba mu set wecci ndax way juróom bu jigéen double fracture la amee woon lu ëpp ñetti at mi ngi woon ci lal donc mort naturelle rek la jàppee di génn po àdduna way juróom bu jigéen bi. leen la ci Grand Yoff benn tatoueur boo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko lool muy wuyoo ci turu Ibou Koba moom daal la ñu jiiñ viol ci ab xale boo xamante ni ci 12 ans la toll. xale bi nee na première fois bi mu koy njëkk iri dafa fekk maamam bu jigéen yónni ko mu daal di koy interpellé yóbbu ko ci néegam sàkk ko ba pare jox ko xaalis bu bari. ginnaaw loolu nag daan na ko fekk école am di ko jël si di ko yóbbu néegam bari na loo xamante ni moom Ibou Koba sàkku na ko xale boobu ginnaaw li nga xamante ni moom la journal bi wax. waaye bañ ko yóbboo tribunal moom Ibou Koba weddi na yooyu tuumee ba mu set wecc. nee na kii nii di xale bi musul xam sax nan la tudd moom ak maamam ñoo dend place ñu sekk jàmm waaye xale bi musul tekk bëtam ci kawam. lu ci mënti am daal tribunal dina jugé waat affaire bi le 4 mai incha allah. bu ñu ñëwee ci wàllum sport Baba Tandian bi nga xamante ni nag dañ ko suspendre lu toll ci 10 ans yoo xamante ni day jóge ci président su Saint-Louis basketball club bi nekk foofee. moom nag ñoo ngi ko doon jiiñ ay tuuma que ni day yàq turu club bi teg ci tamit di def yeneen njuñ njàcc yoo xamante ne ñoom mënuñu koo dékku loolu wàll na nag moom ne woon na du ci yëkkati ay kàddu benn yoon di ci wax. waaye jamono ji nee na il se sent être en danger loolu moo waral daal mu yëkkati ay kàddoom naan ces gens sont des criminels. maanaam dañoo bëgg bakkanam moo tax ñu koy fexeel boobu ba tey waaye jóg na temm nag pour défendre boppam ak lu ko ci yoon may rek mu jël. bu ñu ñëwee ci wàllum làmb Fabi Félix nekkoon ak mbër champion ci lutte sans frappe bi moom nag jël na fi ay médailles yu baree bari ñu bari ràññee woon ko mu daan bégal ñu baree bari jamono ji nag nga xamante ni néew na doole loolu maanaam feebar dab na ko teg ci lépp loo xamante ni yoroon na ko rek dépensé na ko ci biir feebar boobee loolu waral na nag muy ñaan ndimbal ngir mu mën a def dialyse bi nga xamante ni moom la ko médecin yi sant
ku ci mel ni Mohamed Ndao Tyson wuyu ji na ko ci nu mu gën a gaawee ngir jàppale ko. waaye mi ngi wéyal ndimbal bi muy woote rek ci waa CNG ak anciens lutteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci biir làmb ji lu ci waay mën lekk na nga dem dimbalee ko ki nga xamante ni moo di Faby Felir moom mu nekkoon champion ci lutte sans frappe bi jëloon fi ay médailles yu bari jamono ji jalis daal la bëgg a def pour mën a retrouver li nga xamante ni moom moo di état de santé. aide alimentaire yi nga xamante ne suñu njiitum réew boobu ba tey mi ngi ko doon waajal pour jox ko askan bi tey ji nag la koy daal di tàmbalee rek maanaam ceeb beek dëwlin bi ak yeneen yoo xamante ni nit da koy waral di soxla suñu njiitum réew dina commencé di ko distribuer ci kër yi di ko jox ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo rawatina ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw ndax ñoom la njëkk a ciblé. waaye coow jëm na lool jëmale ko ci sëyu Racky Aïdara bi ak Babacar Gueye bi bu ñu fàtte mukk ni seen début mariage coow amoon na jóge woon ci ki nga xamante ni moom moo di Marie-Louise Diaw laata ko ci bar moo doon leeral coow boobee fu mu jugee réeroon na ba Sénégal yëpp jotoon ci jamono ji nag lu toll ci ñetti fan ay nit ñoo ngi wëyal naan kii nii di Racky Aïdara ak Babacar Gueye nekk international footballeur dañoo divorcé dem nañu sax ba naan kii nii di Racky Aïdara publier na ko ci compte Instagram daal di supprimer bépp photo boo xamante ni àndoon na ko ak borom këram ci site internet boobu. loolu waral na nag kii nii di Babacar Gueye yi daal di yëkkati ay kàddoom rek di ñaaxaat sénégalais yi ñu respecté li nga xamante ni moo di vie privée ndax moom international sénégalais la footballeur la te rumeur yi nga xamante ni dafay daw ci dara mën na impacter li nga xamante ni moom moo di carrière am donc ci gàttal daal nekk na rumeur yoo xamante ni mën na yàq carrière am ci nu mu gën a gaawee ba tax na mi ngi freiné waat sénégalais yi bu baax a baax di leen yëgal ni moom ak soxnaam si di Racky Aïdara ñoo ngi ci jàmm waaye tamit ñi naan famille Babacar Gueye bëgguñu Racky Aïdara mën nañoo noppi te xam ni famille moom ak soxnaam ñoo ngi ci jàmm entente bu baax a baax la ñuy wéyalee ci biir kër gi. donc leeral yaa ngi noonu Babacar Gueye publié na ko ci compte Instagram mu freiné na bépp sénégalais bu doon wax moom ak Racky Aïdara divorcé nañu te di leen ñaanal jàmm rek seen sëy bi sax mu bokk ci sëy yi nga xamante ni suñu borom mën da koo takkee ci aras ba tax na mbokk yi nag dañuy daal di wéy ak yéen ci xibaaru bitim réew yu màccoo ci jàngoro yo coronavirus bi ñu daal di koy tàmbalee ak réew mu Chine nga xam ne jàngoro yi coronavirus bi sonaloon na leen loolu foofu la tàmbalee woon daal di fay defu jaloore yu baree bari ba tax ñu tëjoon seen lieu de commerce yu bari tekki tamit tëjaale woon li nga xamante ni moom moo di école yi jamono ji nag nga xamante ni tàmbali nañu seen ay déconfinement peu à peu loolu waral nañu ubbi école yi ba tax na ci altine bi lu toll ci 50 000 lycéens commencé nañu dem école reprendre seen cours waaye teewul ni dinañu accélérer li nga xamante ni moom moo di année scolaire bi pour mu mën a jeex ci mois de juillet bii nii ñuy dugg waaye fële na la ci Pékin mënaguñu tijji seen ay établissement ndax ba tey seen situation stable lu comme yeneen région yi nekk ci biir Chine. fële na la ci réew mu Espagne ginnaaw 6 semaines de confinement tey nag bàyyi nañu seen xale yi ñu daal di génn ci mbedd Espagne promené wu ngir lan ñu bañ a surmené wu ci tëcc bu metti bu yàgg bi nga xamante ni ñoo ngi koy tëju ci biir kër yi ndax ginnaaw ba ñu amalee ay études gis nañu mag ñi niñ ko mën a résister niñ ko mën a comprendre loolu mënu ci fekk xale yi loolu tax na rek ñu daal di leen di may ay heure de promenade ci biir Espagne ngir ñu wàññi rek stress confinement bi. France ginnaaw ba président assemblée nationale bi daal di woote foofu noonu réunion pour rek ñu toog waxtaanee li nga xamante ni moom moo di déconfinement partiel bu France nekk na loo xamante ni nag député yu ci bari dénoncé nañ ko maanaam pareeguñu pour accepter li nga xamante ni moom moo di déconfinement bi ndax situation bi ñu toll permettre leen ko donc débat baa ngi noonu ca France ñenn ñi pare nañu pour déconfinement waaye ñeneen ñi tamit pareeguñu ngir amal déconfinement ci biir réewum France ndax situation bi ba tey stable fa. bu ko defee ñu daal di dellu si ci réew mu Sénégal tey ci 28 avril 2020 bi ginnaaw ba ñu amalee lu toll ci 873 tests 87 ci ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus bi 86 yi nekk contact suivi benn bi nekk contact cas communautaire fële na leen ci ñaari tali waaye am nañu 12 personnes yoo xamante ni seen wér-gu-yaram mucc na ayib ba ñu ñibbi seen kër yi. donc bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla yi tey ji Sénégal am na lu toll ci 823 nombre de personnes déclarées ci jàngoro yu coronavirus bi 9 décès benn évacué 296 nombre de personnes guéries waaye 517 yoo xamante ni ñoo ngi sous traitement di leen ñaanal jàmm ñoom ñëpp ñu mucc te ñi nga xamante ni dalagu leen yàlla daal di leen ci musal
di leen fàttali tamit li nga xamante ni rek moom moo di mesures sanitaires yi ngeen respecté ko ndax moo nekk li nga xamante ni moom moo ñu mën a muccal ci jàngoro yu coronavirus bi. mbokk yi kon li leen indiloon ci seen xibaaru Actunet di leen jaajëfal te di leen jox dig daje ba suba incha allah.